mu wuyu aw turam mooy lépp luy jëmale dëkk bi ca kanam Touba ca kanam da ci dugal loxoom ndax ci loolu ci la juddoo ànd koog mbokki taalibe yi weer wu nekk kenn ku nekk ci ñoom joxe ñaar téeméer ñu boole ko di ci liggéeyal sëriñ bi ci dëkk bi. lu jëm ci leeraayu dëkk bi nag doon benn pàcc boo xam ne dafa am solo ci wàllu développement ak sécurité Touba ca kanam bi mu tàmbalee ba léegi loolu xelam mi ngi ci musu cee jóg di ci dox ay jéego daaw commencé nañ ko ak lampe buntu kër yi. ba indi woon ci lu toll ak junni ren ñu yokk ko indi ci lu toll ak 3000 lu jëm nag ci lampe poto lampe yi dañoo gis ne moom jafe-jafe bu rëy la boo xam ne nemmiku nañ ko ci dëkk bi ci ak lëndamaay gu metti ñu ne kon ren nañu fexe ba programme Touba ca kanam ñu dugal ci lu jëm ci lampe yi jëm ci poto lampe yi bokkut ak lampe buntu kër yi ci biir loolu nag ci la ñu commandé luy tolloog 1960 lampe doon ñaari junni yoo xam ne manqué nañ ñeent fukki lamp laataa ñu ciy dugg nag ni ñu baaxoo def mooy dem ci ñi nga xam ne ñoom lañ ci war a séqal ñëpp ndax xam ngeen ne éclairage public dafa bokk ci domaine yi ñuy wax domaine compétence transférée ci communes yi ñoom ñoo ko war di toppatoo moo tax laataa ñu ci dox ab jéego dañoo dem ci commune bi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom biñ ci jógee ñu dem Sénélec am nañ ci pàcc ndax courant la ñuy wax ñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom dem préfecture sous-préfet waxtaan ak ñoom ci biir waxtaan woowu nag ci la ñu génnee woon ay xalaat ba xam ban modèlu lampe moo gën ak ban tibu lampe la ñu war a jënd ci la ñu gisee ne kon jafe-jafe bi fi nekkoon bi ñu ko jàngatee dañoo gis ne lampe yi problème majeur bi doon am ba tax du tàkk ni mu war a tàkkee mooy contacteur lañ doon am ak horloge nga xam ngeen ne lampe yi dafay am appareil yoo xam ne mooy régler heure bi mu war a tàkk ak heure bi mu war a fay bu dee lampe yi fi nekkoon te lampe appareil yooyu li mu doon am problème dafa bari ginnaaw bi ñu defee ay jàngat waxtaan ak ñi mu concerné ñu ne kon nañu méngale ñun lampe yu ñuy jënd ak fi jamono toll ci wàllu avancement technologique ci avancement technologique boobu ci la ñu xoolee ne kon nañu jënd ay lampe LED parce que LED moo gën a économie ba pare leeraay bi nga doon am fee mën nga ko am ci LED yemu ci ñu ne kon contacteur boobu nga xam ne ak horloge boobu nga xam ne da doon poser problème nañ ko adopté ci lampe bi mu nekk sous forme d' intelligence artificielle nag benn capteur intelligent boo xam ne bu guddi jotee bu lëndëmee rek lampe bi day tàkk bu leeree lampe bi fay loolu dafay solutionner problème bi nga xam ne doon nañ ko am aju woon ci horloge yi nga xam ne doon nañ ko am ci lampe yu njëkk yi ak contacteurs yi bi ñu defee loolu yëpp nag fekk lu ko jiitu am nañ ndigalulu xalifa général des mourides Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ndax Touba ca kanam projet bu muy waaj a yëkkati gis ngeen bi ñu koy def ci reboisement bi biñ koy def ci lu jëm ci mbalit mi biñ koy def aussi ci lampe yi dañuy dem waxtaan ak sëriñ bi moo joxe ci ndigal rafetlu ko vidéo yi yéen ñëpp seetaan ngeen ko bi loolu amee nag ba ñu waxtaan ci ñi ci war a waxtaanee ñëpp ba lampe yi ñëw ñu ne nag kon léegi nañ dem ci phase installation bi ñu demee ci li jëm ci wàllu installation bi lampe yi nu ñu def ba monté ko dañoo delluwaat waxtaanaat ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal commencé ko ci commune de Touba toog ak maire bi ak ñi mu àndal ay collaborateur am ñu waxtaan ci ba am ci consensus moom it mu ñëw ànd ci jàpp ci liggéey bi ndax ci domaine am ci la ñu nekk donte dëkk bi dëkk Serigne Touba la mboolem ku dëkk ci dëkk bi sa yitte mooy luy jëmale dëkk bi kanam loolu moo tax ngeen gis commune Touba ni ci waa dëkk bi di jàppee amul ci beneen commune ndax jëmmi Serigne Touba la ñuy xool ci dëkk bi moo tax bi ñu delluwaatee ci moom waxtaan ak moom tamit waxtaan ak waa commune bi ñoom it ñu ànd ci ak Touba ca kanam ci joxe personnel ak équipement boo xam ne dañ koy booleeg waa Touba ca kanam ngir ñu ànd nag dem def installation yi xool quartier yi ñu ko war a installé di fàttali aussi ne boo bëggee xam 2000 wala 1960 lampes yi ñu indi nekk ñaari junni yu manqué ñeent fukk ban dayoo la am boo ko doon installé ci distance su 30 mètres ndax lampes yi li ci ëpp ay 30 mètres lay am guddaay bi mën naa dem 60 kilomètres pour nga xam nu mu toll. corniche Touba bi bu ngeen ko xoolee 16 kilomètres la 16 kilomètres yëpp boo ci defoon 500 lampes day doy corniche bi yëpp te 500 lampes boo ko génne woon ci 1960 yi day mel ne boo ko xaajoon ñeenti xaaj benn xaaj bi nga installé mu des yeneen ñetti xaaj yi pour wax leen quantité lampe bi nga xam ne moom la Touba ca kanam indi ni mu toll. yamuñ ci tamit ndax yéene ji mooy tàmbali ko ren fas yéene mu wéy ndax gis nañ ne insécurité bi bari na trop ci dëkk bi te bokk na ci li ko mën a saafara mooy éclairage bu doy da cee bokk benn élément essentiel la ci sécuriser dëkk bi yokk kaaraange gi fexe ba dëkk bi leer ba nga xam ne defkatu ñaawteef du mën a laqatu fenn di def li mu bëgg a def. boo dee suivre Touba ca kanam di nga xam ne Touba ca kanam ay yëngoom concentré wu ko rek ci biir Touba mosquée
ndax xam ngeen ne bu ngeen xoolee sax am na sax ñuy wax ne Touba ca kanam xëy na li ëpp ci ay yëngoom ci quartier périphérique gi la ko jëmee te mooy sancaan yi foofu Touba ca kanam bari na fay jéego trop daf di nag léeg-léeg dafa am yoo xam ne boo koy def yenn secteurs yoo xam ne boo ciy dem da nga koy commencé ci commencement bi dox jëm kaw loolu xëy na moo tax éclairage public bi duñu wax ne sax du dem ci sancaan yi en kay waaye day commencé ci biir dëkk bi fi ko gën a soxla di yaatu ba fu mu mën a yem bu ëllëgee ñu yokkaat ci ndax étape par étape lay doon. zones yi ñuy intervenir mooy zones yoo xam ne discuté nañ ci maanaam waxtaan nañ ci ak commune bi déggoon nañ ci ñun suñu intention maanaam suñu bëgg-bëgg mooy fépp foo xam ne mbedd mu mag la wala bépp bërëb ci Touba rek ñu fexe ba mu leer waaye kon xam ngeen ne am na ay lampes yu fi jot a nekk actuellement te lampes yooyu ni muy doxee ak ni lampe Touba ca kanam yi doxee du benn ndax lampes yi fi nekk nee naa leen léegi dafay dox ci contacteur ak horloge lampe Touba ca kanam yi soxlawul loolu na am courant rek moom jox ko courant rek li ci des moom moo koy lijjantil boppam léegi nag pour lampes yooyu nga mën leen a boole ci benn ligne dafay xaw a compliqué moo tax ñun ñu xalaatoon ne bu ñëwee ci benn ligne boo xam ne lañ fa fekk ci ay lampes yuy tàkk bariwul dañuy démonter yooyu yóbbu ko ci fu amagut ay lampes alignement boobu ñu def ko lampes yii ndax boo leen boolee ci benn ligne da ngay am jafe-jafe technique te loolu techniciens yi ñoo ko confirmé da ngay am jafe-jafe technique ci bii di doxee horloge bee di doxee capteur liggéeyu lampes yi nag tay ji lay fas yéene tàmbali incha allah bu ci yàlla àndee coût globalu lampes yi tamit niñ koy faral di waxee Touba ca kanam coût global montant yi muy déclaré toujours da koy dépassé ndax coût globalu lampe yi 50 millions la moom lañ ko jënd en espèce bu ma nee da koy dépassé nag mooy da ciy am yu ciy war a war ci ay main d'œuvre ki transport ak yeneen ak yeneen yooyu en général ñu bokk ci liggéey bi ñoo koy jaayante taxawu ko ba mu jàppandi ci anam goo xam ne boo ko doon jëndi feneen day gën a cher suivi bi Touba ca kanam moo koy jël en charge bien da ciy ànd ak mairie nag ndax Touba ca kanam du def lu mu ànd commune bi ci loo xam ne ci loxol commune bi la nekk ginnaaw bi mu ci amee ndigalu sëriñ bi waaye si Touba ca kanam moom lépp lu muy réalisé day jël bëtam teg ci suivi bi ndax alali mbooloo la yor te mbooloo ku yor seen alal da nga leen koy sàmmal ba tax la taxoon ñu joxe ko ñu mën cee teg seen bët. éclairage public dafa bokk ci luy jëmal dëkk d'abord ensuite lu boole lu koy jox sécurité ndax ñuggal ak lëndamaay loolu bokk na ci li nga xam ne si li dana tax insécurité développé ci am réew ko ñaawteef yi defkati ñaawteef yi également dana ci mën a profiter pour def seen liggéey. loola kon bu fekkee nañu taxaw ngir sàmm dëkk bi ngir mu leer loola tawfeex la mi ngi wax ne nag lépp loo xam ne si ne laaj na ko moom dana ci taxaw ba jël na ay mécaniciens électriciens yu qualifiés yu ci nombre bu bari mettre ko à la disposition muy équipe boobu également am na beneen oto boo xam ne si moom la ñu wax am nazel moom moo ñuy permettre di mën di yéeg ci kaw poto lampe yi di def ay réparation wala ñuy monter yooyu mi nga xam moo mettre na ko à leur disposition également nee na lépp loo xam ne accessoire la boo xam ne lii dana ko laaj pare na ngir jàpp ci bu wér li ci war a leeral rek mooy moom nag commune la yor deniers publics lay gérer lu mu ci mën di doon bokkut ak xëy na commune ni muy doxee ak Touba ci kanam wala yeneen association nañuy doxee bokku ñuy aw doxin ndax xëy na peut-être Touba ci kanam bu soxlaa dara peut-être xëy na bu defee demande bi rek mën nañ ko génne ci saa si def la ñu soxla mais commune dafa am ay procédure ak i marché yoo xam ne si da ci lay obligé di ko def donte dinaa def nangam loola peut-être xëy na mën na am lenteur administrative mais loolu du dépendre ci moom waaye li nga xam ne si la mooy engagement bu commune bi nga xam ne mooy accompagner Touba ci kanam ngir lii ak leneen lu ni mel loola joxe na ci loxoom ba lépp loo xam ne si la laaj na ko dana ci taxaw tem pour def ko te du xëccoo du leneen tax mairie aussi dafa am responsabilité bu mu yor ci dëkk mooy éclairage public bi c'est son domaine moo ko war di def kon bu Touba ci kanam ñëwee montre ñu disponibilité dem wane ñu dafa bëgg liggéey ànd kook ñoom moom respecté na procédure am waxtaan nañu ak ñun seet nan lañ ko war a mën a defee parce que muy que ce soit Touba ci kanam muy que ce soit mairie ñoom ñëpp ndawi dëkk bi lañ ndawi sëriñ bi lañ ci liggéey bi la ñuy defal sëriñ bi la ñuy defal liggéey bi donc amuñu ci benn frontière amuñu ci benn différent amuñu ci benn wax boo xam si dana mën a am suñu diggante ak ñoom collaboration bi ndax avant que commune di ñëw avant que Touba kanam di créé wu ñun ñoo fi nekkoon doon liggéey nekk bokk ndey bokk nekk baay bokk dëkk bi li leen war ci dëkk moo nu war ndax ñun ñëpp ay
dañuy contribuer également ci Touba ca kanam parce que kenn ku nekk de façon individuelle chacun la nga xam si yaa ngi koy joxe ci Touba kanam yaa ngi koy joxe indépendamment de sa appartenance ci commune wala nga appartenance ci benn situation. di rafetlu seen liggéey ndaxte c'est des partenaires de la commune de Touba Mosquée te partenariat bi nekk benn partenariat bu dëggu bu ànd ak pas-pas bu ànd ak engagement bu ànd ak ni ñu koy waxee ci gëm yéene ndaxte li ñu gis tey ji dañ fi ñëw pour dalal seen lamp yooyu pour les réceptionner mun toll ci ay 1960 lampadaires ak yeneen lamp yi nga xamante ni bi depuis daaw ba ren ñu ngi koy andi commandé di ko dugal ci kër yi ñu war a donc dalal lamp yooyu tey réceptionner leen liggéey gi nag day tàmbali waxtaan nañ seeg mairie yi ba mu mokk rumbax lu des rek mooy dem sur le terrain monter lamp yi président wu Touba ca kanam wax na leen léegi naka la ñuy procéder n'est-ce pas à l'installation de ces lampadaires parce que am na yeneen lamp yu ñuy fekk fii yu ànd ak ay horloge xam nga jamono day dox ñoom nag seen liggéey li tax mu neex moo di dañu ànd ak jamono ndaxte lamp yi ñu fi andi lamp yi nga xamante ni bi la bu leeree day fay maanaam bu demee ba naaj bi jant bi commencé jóg rek moom capteur crépusculaire boobu mu nga xam ne moom lañ ko doté dafay signaler lampe bi rek lampe bi daal di nekk kamaj fay su demee ba mu lëndëm ba mu toll fi nga xam ne war na tàkk tamit rek day daal di tàkk loolu bokk na si li nga xam ne ni dafay sakkanal énergie te xam ngeen jamono bi yëpp ñu ngi wax si affaire courant cherté bi ak yooyu te lampe mbedd commune moo koy gérer moom tey jii bu ñëwee nekk partenaire commune nekk si wetu commune si ndégalu sëñ bi fas yéene àndante commune bay waaram si commune bi parce que dëkk si dëkk bi tekki fi dara ko gën ñoom nag dañoo taxaw du si waru lampe bi rek laa leen di seedeel ndaxte même si wàllu environnement bi keroog bu ñuy installé bu ñuy jëmbat garab yooyu maa ngi teewoon foofu si seen opération boobu de reboisement boo ñëwee tey jii gis ñaari voies yi gis nu mu rafetee nu mu taaroo ak cocotier yooyu ñu si def ñoom la ba pare dañ ko sécuriser en même temps tey jii ñuy dox si wàllu électricité éclairage public comme lu ko président waxee éclairage là où passe l'éclairage public l'insécurité trépasse maanaam éclairage fu mu taxaw rek insécurité day daal di faatu day daal di daw ndaxte Samba Boy mi ngi opérer si béréb yi nga xamante ni bi c'est mal éclairé moo tax donc ñoom non seulement dañuy leeral dëkk bi waaye tamit bokk nañu tamit suñuy xeex si wàllu insécurité bi aussi loolu nag ñu ngi leen si gërëm di leen wax ni en tout cas ñu ngi ànd ak ñoom si boobu opération seen mbëbët parce que association bi nga xamante ni bi la ay taalibe murit ñoo ko samp di si def seen alal ngir dëkk bi tedd bi nga xam ne bi mooy Touba Mosquée mooy Touba si wàllu boppam te kooku képp ki nga xam ne bi yaa ngi si liggéey bu rafet bi daa si am ngërëmal yàlla yonent bi daa si am ngërëmal sëñ Touba. ensuite ñoom aussi tey jii ni ñu ko defee ak xeetu lamp yi ñu andi appel bi nga xam ne bi sax mën naa wax ni Touba joue toujours le leadership au niveau des communes du Sénégal c'est-à-dire que yeneen maires yëpp war nañoo inspiré wu si Touba waaye lan mooy problème bi mooy naka ngay mën a amee association bu toll na association Touba ca kanam ba muy def liggéey bi maire bu nekk tey jii bëggoon na am association bu mel na yéen pour mu ngeen mën ko jàppale si dëkk bi ndaxte communes yi dañuy xaw a am ay seen doole day limité communes yi des fois aussi seen marché comme ni ko sëñ Khadim Mbacké waxee ñoom alal dernier public la dernier public nag doo làmb rek mel ni ku yore sa poche rek dem jëndi yéen Touba ca kanam yéen da ngeen yore seen poche da ngeen jóg rek lu leen neex ngeen dem jëndi si àdduna bi andi teg loolu mooy avantage yu am ay association yi nga xam ne ay partenaires lañu si communes yi en tout cas ñu ngi leen di féliciter. lenn taxu leen a jug lu dul liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi te am na loo xam ne it buñ ko dee def ci dëkk bi faaw yéen ñi nga xam ne yéen a fi nawal bu ci dëkk bi faaw nu ànd ko ak yéen kon ñi ngi leen ci tàllal loxo ci ngeen xam ne lépp loo xam ne daal Touba ca kanam mi ngi jug di ko yëngu Sëñ Touba te képp tax ma di ko yëngu waaye nag buñ sañoon di ko ànd yéen ñi nga xam ne dafa am wet goo xam ne dañ leen ko féetale ci dëkk bi
kon loolu mooy samay kàddu ak monsieur le préfet li ci des si sëñ Xaadim maa ngi lay nuyu bu baax di la yóbbante am nuyoo ci monsieur le maire Abdou Lahad Ka nuyoo waa Touba Ca Kanam gépp di leen sant bu baax ci teewaay bi moo yaa ñi nga àndal teewal ko fi ni nga ko waxee di wax ne moom itam ñu ngi koy sant bu baax ndax lii bi ñu ko daataan def ni ñu ko waxee waxtaanoon nañ ci ak moom toog nañ ci moom ay jataay waaye ñu di la ci yóbbante ginnaaw bu ñu ko santee ba noppi mu xam ne ni ma ko daan waxee ñun dañ koy jàppale ci sas yu ko sëñ bi jox yaakaar naa ni ko préfet waxee léegi association bu toll ni bu mel ne Touba Ca Kanam kenn ku ne bëgg nga ko ci sab dëkk commune bu ne bëggoon na ko ci ab dëkkam waaye moom mu am tawfeex am ko ci dëkkam ndax moom la sëñ Touba dimbalee mu di ko liggéeyloo ci ab dëkkam loolu nag war a doon ab soññee ci moom war a doon yokku ab taxawaay bu mat ñuy gën a bëgg digganteem ak Touba Ca Kanam it mu gën koo bàyyi xel bu baax a baax xam ne lépp lu Touba Ca Kanam yëkkati jëmee ko ci dëkk bi na xam ne moom monsieur le maire moom la waroon ci dëkk bi kon nun moom lañ ciy jàppale ngir dàkk ci bëggu sëñ Touba kon loolu itam ñu ngi ko ciy gën a tàllal loxo di ko xam na ne ko daal ñun lenn taxuñoo jug lu du liggéeyal sëñ Touba ci dëkk bi opposé wuñ ko fekkuñu itam ab domaine am boo xam ne dañ koo dénk ñu di ko ca xatal li nu tax a jug mooy liggéeyal sëñ Touba te fas yéene ko ànd ak moom ndax buñ ko dénkutoon lii it ab taalibe sëñ Touba la te ñun taalibe sëñ Touba yëpp lañu woo ci liggéey bi kon na xam loolu bu baax a baax te bàyyi ko xel xam ne lépp luñ koy wax ci Touba Ca Kanam daal nun moom ñu ne fàng lañ amul lu ñuy nëbbu amul lu ñuy wax ci kaw di ko wax ci suuf li ñu itteel mooy liggéeyal sëñ Touba te ci yoon wu leer nañ ñi lañ koy def lu mu ci mën a doon it bala ñu ko def danañ ko waxtaane ak moom bañ bokk ci déggoo ci nii lañ koy defee fas dañu yéene itam nuñ xas déggoo lay tebbi ko moom du jóge ci nun waa Touba Ca Kanam loolu it nanga ko wax bu baax te jotal ko ginnaaw loolu nag kàddu yi cant yi moom dama koy jëmale ci mbooloo mi nga xam ne ginnaaw yàlla jotaay bii su mënee am lamp yi mën a am seenu jaayante ak seenu dogu ci weer wan nañ joxe ñaar téeméer moo tax mu mën a am muy ñi bokk ci Touba Ca Kanam kon ñooñu moom ñu ngi leen sant bu baax a baax te di leen ñaanal bu baax a baax ba lii ñuy yëngu sëñ Touba nangul na ko ndax jaayante bu nangoo jaayante sëñ Touba moo tax lii mën a am kon mboolem ko bokk ci Touba Ca Kanam ak foo mën a nekk ci àddina bi rek ñu ngi lay jottali nuyu ak cant bu baax boo xam ne fi mu toll sunu xol sunu làmmiñ lott na ci tudd ko di soññ it ñi nga xam ne ay taalibe sëñ Touba lañ te wax ne dëkku sëñ Touba bi itteel na leen te bokkagun ci ñu ñëw xam ne kat lu waaye ñaqalu sëñ Touba ba léegi du la ko fay ku bëgg lëf da ngay def lëf kon ñu ngi soññi taalibe yëpp ñu ñëw dugg ci liggéey bi ànd liggéeyal sëñ Touba kon loolu moo doon kàddu ñu ngi sant it PAOS bi nga xam ne ñoo fi teew te ñoom it lépp lu Touba Ca Kanam mas di woote di ko def ñu ñëw ànd ko ak moom jàllale leen lu rafet ñoom ñu ngi leen sant bu baax di leen jaajëfal seen taxawaay di leen wax ne kenn jiituwu leen ci Touba Ca Kanam kenn mujju leen ci Touba Ca Kanam kon ñu ngi sant ñëpp